mbokk yi jërë ngeen jëf di rafet lu baax a baax ànd beeg seen télévision Leral TV seen site internet tamit leral.net daleen nag jàmm seen émission 12 minutes chrono di émission bi ngeen taamu nekk émission bi nga xam ne saa su ne dafa ñëw waxtaan jëm ci li nga xamante ne actualité nationale tey nag 12 minutes chrono dañuy dalal ki nga xamante ne moo di monsieur Mohamed Samb secrétaire général du cadre de concertation libérale en même temps allié du président Macky Sall monsieur Samb maa ngi lay nuyu. Moustapha maa ngi lay fay. di kontaan lool ci invitation bi nga xamante ni moom nga ma def di ñaan yàlla suñu borom bi ñu ko commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim egg di ko ci alhamdulilah di ñaan képp kuy téléspectateur u Leral.net nga mën a déglu suñu interview bi am loo ci jàngat ak loo ci xam. monsieur Samb mel ni jamono ji Sénégal laay wax àdduna laay wax dund li nga xamante ni moo di jàngoro yi coronavirus bi nga xamante ni dafay lëmbe àddina yow nag nga yëngu ci wàllu politique nekk secrétaire général du cadre de concertation libérale d'abord sa gis-gis par rapport ak jàngoro ji ni mel. waaw Moustapha jërëjëf di la wax ni rek jàngoro ji du lu ñuy caaxaane wala lu ñuy fowe parce que loo xamante ni mën na rey ñaar téeméer wala junni nit ci ay waxtu. loolu du lu ñuy fowee loolu du lu ñuy caaxaane dëkk yu bëri danañ confiné dematuñu dikkunu ñun état bi jël ay précautions par rapport ak li nga xamante ni mooy Sénégal président jàng suñu société bi di sénégalais avant tout may nu un couvre-feu boo xamante ni de 20h à 6h du matin mi ngi aussi war a fagaru bu baax a baax a baax a baax les règles d'hygiène di jàngoro yi dicté nit ñi di ko def mooy raxasoog saabu raxasoog eau de javel di bañ a nuyante am distance su 1 mètre ba pare nag di mën a toog seen kër su fekkee ne defuñ dara moo gën di dem di taxawal te amul njariñ ma wax leen ni leen OMS am na ay orientation sanitaire yu mu def nan ko topp bañ a faagaagal suñu bopp ak suñu njaboot mais les règles les plus strictes ci jàngoro ji mooy l'hygiène Sénégal yi dañ ko war a am bañ a bàyyi di dem di taxawaalu fu ne nu dem fa moi je crois que loolu daal mooy quelque chose de primordial et respecter couvre-feu bi nga xamante ni moom la état bi décrété ba nga xamante ni yenn heure yi du leen fekk ci mbedd mi. daal da nga yow su ko nee sa kàddu da nga ànd ci couvre-feu bi jàpp nga ne lu rafet la pour état bi mën a. mais parce que état bi couvre-feu boobu defaru ko pour boppam askan mi la ko defaral état su la nee defal lii da nga ko war a def. mais am na ñoo xam ni à partir de cette heure dañuy braver interdiction bi te loolu warul jur jàmm wala jur salaam soo seetloo toute la classe politique ñoom ñëpp àndandoo bokk ndey ak baay derrière le président de la République derrière le gouvernement pour que nga xamante ni yii mesure mu jël nit ñi mën ko appliquer ñëpp àndandoo ci nga xam ni c'est l'unité nationale pays bi la on a un seul but mooy éradiquer li nga xam ne mooy pandémie bi. te je crois que suñu àndandoo bokk ndey ak baay juboo ku nekk respecté li nga xam ne moom la état santaane je crois que lii léegi mu nekk un mauvais souvenir. monsieur Samb par rapport ak mesures yi ngay wax mel ni président Macky Sall gën na toll ci 1000 milliards def ko ci ngir accompagner askan bi est-ce que tamit par rapport ak séddale bi nga ko war a séddale est-ce que jàpp nga ni ku nekk war nga si mën a gis sa bopp. waaw je crois que su fekkee ne président dafa génnee waaw mais Macky Sall ci boobu un suivi. systématique day am ci li nga xam ne moom la génnee mooy alal ji nga xam ne war na mën a génnee parce que ñi ko yellool mooy ñi nga xam ni ñoo nekk seen kër yi waroon na dem dematunu waroon na jaayatunu waroon na am ay ressources additionnelles amatuñ ko ci ñoom la war a jën donc le président maa ngi koy ñaan mu teg ko ci loxo yoo xamante ni si kattanu yàlla ak yonent bi képp koo xam ne war ngaa jot ci seen mbir di nga ci jot dama bañ a am xaaj bañ a xam am seen parce que lii c'est beaucoup plus social que politique. donc ñaan naa yàlla loolu am ci may profiter aussi pour féliciter Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe am bi yëpp nga xamante ni depuis pandémie bi amee ba léegi noo ngi góorgóorlu noo ngi def seen kattalaay kattan ba nga xam ni sax eggunu yenn baar yi ñii noo ngi ñibbi sànq rek laa dégg de salut de passage mon ami Girassi que war na mën a dellu këram fii rek ngoon donc loolu yëpp docteurs yi noo kiy taxaw exactement le personnel médical donc ñi ñuy jàppale ñun pour ñu wér nan leen jàppale noonu di toog suñu kër souvent su fekkee ne amuñu fenn foo xam ne fa nañ jëm. daal ngi sàkku ci ki nga xamante mooy président Macky Sall mu dem suivi par rapport ak 1000 milliards yi nga xamante ne moom la fas yéene jëbbal askan bi Mohamed Samb mel ni tamit par rapport ak leneen laay laaj jëm ci li nga xamante ni moo di gars yi ñu ngi wax ni fi mu ne ñu ngi seetlu kaay yi ñu ngi yokk am na ñuy wax bu ñu sàkkoon dañuy mujj ci confinement
loolu est-ce que tamit gis ngeen loolu mooy solution bi ngir éradiquer pandémie bi. non xam nga affaire bi jikko kese la xam nga koo confiné aussi day dem ak ay mbokkam ak yëpp tëju bañ a génnati confinement mën na ñàkk su fekkee ni Sénégal yi noo ngi suivre des directives ministérielles ça veut dire que ñi nga xam ne nooy kër docteur mais su fekkee aussi ku nekk da ngay def du la neex suñ la santé bii doo ko def suñ la nee bul dem fii nga ni da nga fay def suñ demee ba ci digg ba nag bu fekkente ni affaire yi day gën a yokk te amul solution c'est sûr et certain qu'on va vers un confinement ku mu arrangé wul lépp les grandes démocraties les grands pays du monde. xëy rek ni confinement général sans tamit mu am waxtaan ak préalable loolu est-ce que tamit. non confinement soo gisee confinement général Macky Sall waxagu ko parce que xam na ni Sénégal yi seen état social mayu leen nu confiner leen mais il faut que ñun aussi ñu dimbali état mooy état di la wax ngay def suñ la santé ndigal nga wéy ci loolu mais soo continuer di def di la neex su la nee bul dem nga ni da ngay dem bul génn nga ni da ngay génn jàngoro ji gën a daw. da nga jàpp Sénégalais fii dañuy def lu leen neex loolu nga jàpp. non léegi nag au départ gis nga y a eu des arrestations ay oto yuy daw et tout ça mais au deuxième jour troisième jour affaire yaa ngi avancé je crois que noo ngi comprendre réellement ni ku génn ci mbedd mi force de l'ordre yi dal sa kaw ba nga ñibbi wala nu amande la wala nu yóbbu la police wala kaso. je crois que affaire yaa ngi wàññeeku presque à 90% gars yi affaire yaa ngi wàññeeku doo ngi suivre instruction yi. moom Samba par rapport ak couvre-feu bi laay taxaw seetlu un peu ndaxte dañuy wax par exemple ni 20h ñëpp fatu ba 6h du matin mais da ngay gis ni nit ñi damay seetlu nit ñi par rapport à 19h dañuy buuxante ci marché yi buuxante ci boulangerie yi lu mel ne rassemblement boobu ñuy tere dañ koy gis tamit ci yenn bëri bi loolu est-ce que tamit xawul ëpp pa nekk paradoxe daal. képp koo xam ne am nga loo war a doxi am nga 6 heures du matin ba 15 heures su dee administration bi su dee yow soo yëfu bopp personnel am nga ko ba 17 heures 17 heures ba 20 heures am nga fi temps woon ñibbi toppatoo say waa kër toog bañ a génn mais Sénégal yi chaque fois ils veulent tout faire au dernier moment te loolu nag problème moral la dañuy waxtaan dëgg problème moral la. xam nga yow tamit da ngaa nekk ci nguur gi. nekk allié du président bu mel tamit loolu ñëpp a ko seetlu. dañoo seetlu ni heure wàcc day jot nga gis ni sax ñuy dem ba banlieue bi. mais est-ce que tamit waruñu mën a jël ay bus jox leen ko ou bien moo gën daal pour man nga ne la 20 heures fekk sa kër te amuñu benn moyen bu leen yóbbu fi nga xamante ne seen ay dëkkuwaay. waaw kon loolu cuun looy uti. mais dañuy liggéey dañu war a liggéey. waaw non ñi liggéey. le état bi permettre na leen ba 15 heures nu wàcc ñibbi. ñi nekk nag ñi xamante ne ñuy góorgóorlu. waaw loo dox 6 heures du matin ba 4 heures amoo ko. war ngaa mën a bàyyi ba le lendemain nga continuer ko il faut dire la vérité cuun mais gars yi dañuy bàyyi ci lépp nag même su ci pandémie bi Sénégal moo yàkkamtiwul daraam day toog ba des na 30 minutes ku nekk bëgg a daw bëgg a aw fu ne habitude ya nga doon def avant kenn terewul la ko yaa ngi dem yaa ngi dikk yaa ngi paas yaa ngi ñibbi moo confinement bi nga xamante ni moom la nit ñi xalaat état du ko mos a xalaat pour le moment tant que góorgóorlu yaa ngi dem di uti waaye aussi nan respecter les directives de l'état ku dem fenn ba 4 heures jot au maximum 5 heures wax dëgg yàlla Moustapha war ngaa mën a ñibbi sa kër toppatoo say njaboot. li nga wax ni ndaxte booy xool mouvement Y'en a marre. keroog beneen président Macky Sall tamit recevoir ñoom wax nañ ko doléance bi mais président tamit xamal na leen ni tamit na leen jàppale askan bi par rapport ak mettre pour disposition ay bus dem dikk bu ko defee ñun nit ñi tam mën a rallier seen dëkkuwaay. mais c'est une bonne chose je crois que aujourd'hui xoolal rek mesures yu Macky Sall jël jusqu'à présent kenn contrôle ko. moi je crois que li ñu war a def mooy dolli le point social mooy gën ko dolli Sénégal yi gën a am pouvoir mën a dem mën a dikk ku ci ñibbi sa kër am lu mën a yóbbaale je crois que loolu c'est primordial et li may ñaax Macky Sall fu ma toll moom moo ko gën a xam mooy nan def en sorte que même courant bi nga xam ni gars yi dañuy jooy gauche à droite yokku nañu ko gauche à droite maa ngi na ci def un geste pendant un ou 2 mois gars yi gën a mën a économiser li ñu yor di ko dunde moom moo gën je crois que kooku Y'en a marre ñaan na ko man mii ñaan naa ko keneen ñaan naa ko et je crois que fan yii di ñëw y a des mesures sociales beaucoup plus renforcées boo xam ni Macky Sall dina ko def. ma leen di fàttali mbokk yi dañuy teewlu seen émission 12 minutes chrono te jii nag ñu dalal ki nga xamante moo di Mouhamed Samb secrétaire général du cadre de concertation libérale en même temps tamit nekk allié président Macky Sall mel ni tamit monsieur Samb ñu gisoon tamit temps yi tamit Yoff yëngu woon na par rapport ak li nga xamante ni moom moo di julli gu ñu tere ñu gis ni tamit Yoff tàng jër par rapport ak benn imam bu ñu xawoon interpellé loolu bañ jàngal nga ci am loolu yow. waaw dama jàpp ni ñun ñi nga xam ne la majeure partie dañoo dëkk Yoff
je crois que imam bi dafa woote nodd mooy imam Mamadou Makhtar di nit ku sell di nit ku yàlla baaxe di nit ku jub je crois que li fi amoon c'est un incident boo xam ne war nañ ko fàtte parce que man personnellement autorité yi nga xam ne noonu ngànk réew mi woo naa leen pour wax leen ni Mamadou Makhtar li nga xamante ni moom la ko nit moom la ko alkaati yooyu bëggoon a téye nekkul woon coobareem ndax dafa woote rek nodd ak julli am na ñoo xam ne julli dafa sax seen xol ak seen biir xel ak seen biir deret waaye je crois que loolu ba mu amee kilifa yu baax yëpp waxtaan nañu ak ñoom waxtaan ak askan wi la fa amoon doot fa amati je crois que su demee ba kilifa yu mag yi wax a Yoff waa Touba jëlu gannaaw waa Tivaouane joxe seen i consigne ñëpp joxe seen consigne je crois que li nga xam ne moom la état bëgg ñoom ñëpp doon ci sukkandiku incident yi amoon vraiment c'est malheureux waaye Mamadou Makhtar nit ku yàlla baaxee la nit ku yàlla baaxee la nit ku yàlla la nit la koo xam su sañoon ñëpp la ñu àndandoo bokk ndey ak baay wér ci diine gi je crois que dafa amoon daal je crois très bien nga doot fa amati. dafa amati mais tamit li ñu mën a wax rek mooy fii mu ne ñi gis ni fii mu ne Sonko dem na pale Idi dem na pale tamit ñu bëri dem nañu pale Abdou Mbaye moom gisuñu ko fa moom tamit loolu mu xaw a doy waar. xam nga Abdou Mbaye fekkee ne dafa bëgg a boole mbirum àddina mbirum politique ak loo xam ni dafa jël nation bi yëpp noo ko bokk day réeri boppam mbir mi du mbirum Macky Sall ndax ay mbokkam mën nañoo am coronavirus na ma yàlla baal yàlla buñ ko am ay tantaam ak ay dëkkandoom ak askanam mooy askanu politique am ak askanu familial donc ak nu mu mënti doon su Macky Sall wootee ñëpp bàyyi seen i fit ak seen i dënn dem wuy ji ko c'est pour trouver ensemble des problèmes des Sénégalais moom dem naag demul taxul mbir mi yàqu ni ñëpp a ngi avancé je crois que Sénégalais yëpp ñu koy ŋàññi nag ndax moom dafa jëli affaire yu aigri affaire nit koo xam ne day topp mer te loolu su ko defee rek yàqal boppam fi mu toll nii Sénégalais yi ko ci wax mu ne la Abdou Mbaye du dara Abdou Mbaye du nitu dara ndax affaire Macky Sall ak affaire nation bi ñaari affaire yu bokk la te il a failli vraiment à sa profession d'homme politique vraiment il a failli dama koy ñaan beneen yoon suñu wooteetee na dem wuyu parce que c'est un problème de nation c'est pas un problème personnel. fi mu ne da nga jàpp ni coronavirus bi fi mu ne occasion la pour opposition yëpp doon benn loolu nga gis. mais opposition yëpp nekk nañu benn sur une pandémie moom la ñëpp àndandoo di xeex ku ma mënti doom ci ñoom soo demee sa kër pandémie mi ngay xeexoog ma Samba xeexoog ma Demba xeexoog Macky Sall jubóo gi nu bokk ndey ak baay avec l'union tout peut se faire yàlla xolam sedd aussi nag may rappeler af Sénégal yi ni leen yàlla ba mu ñu indi fii ci àdduna indiwuñu fi fii pour ñuy doon ay góor jigéen indiwuñu fi pour ay lesbiennes di fi am indiwuñu pour nit ñi di liggéeyante di rayante yàlla indi daf fi indi pour ñu topp ko topp Seydina Mohamed topp alxuraan suñ demee ba yonent bi ay écrire nu koy balafré la sentaane duñ ko def nit ñi ku ci nekk ci li nga am ak li la neex su yàlla meree la nga xam ne yàlla mere te lii nga xam ne mooy pandémie bi maladie la wala balaa gu yàlla wàccee ci àdduna waaye parce que kuy rey ay junni nit ci heure lëmbe àdduna bi yëpp loolu dootul mbirum nit dootul mbirum maladie mbirum yàlla la nan delloo waat suñu bopp bu baax ci yàlla te loolu dafa am solo trop ci doomu aadama. professeur Seydi nekk ki nga xamante ne mooy nekk hôpital Fann ak tamit bu ñu sukkandikoo ci cadre OMS ak yenn structure de la santé nee nañu bu ñu sàgganul Sénégal fii ay fan daan dund lu pire loolu yow pour man ban taxawaay da war a doon taxawaayu nguur gi ngir éviter loolu. waaw xam nga nag dañuy dund lu pire kooku ci yàlla la may dégg Guterres mi nga xam ne mooy secrétaire général Nations Unies da wax ni les Africains war nañoo préparer à des trucs pires mais les Européens ñi nga xam ne ils ont plus de ay 10 000 cas 15 000 cas moom foofu la ba doon commencé nun yàllaa nuy sàmb bu nga pes ba mu fi amee woon ñëpp a jugoon àndandoo bokk ndey ak baay ñaan ci yàlla loolu dem fi gis nga ci 1944 ba guerre amee sëñ Babacar Si dafa jël di ñaan yàlla ba tubaab bi dellu lu bari amatu fi donc noonu jàpp suñu kurus jàpp suñu alxuraan sukkandiku ci li nga xam ne Seydina Mohamed moom lañ digal ci l'islam nu ñaan ci yàlla ak yonent bi lii bañ fee amati léegi nag par rapport ak lii nga xamante ni taxawaayu état la mooy état moom li mu def nii jusqu'à présent amul leen lu ko mën a fay taxaw askan wi tëj frontières yi
nit ñi dematuñu que ce soit aérien terrestre maritime wu la doon ni di joxe ay mandarga jëm ci raxasu bu baax ba set wicc ay sensibilisation ba pare génne alal ju dul jeex def ko pour nit ñi seen biir di dimbalante je crois que état di mu def nii dafa naa ni moom rek ñoo ko def fii actuellement en Afrique. maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax monsieur Samb baax a baax Moustapha di rafetlu invitation bi ma invité di ñaan yàlla pandémie bi dem ak jàmm noo ji dëkk ci jàmm sax ak jàmm nit ñëpp gudd fan ci barke Serigne Touba ci barke maam Alaaji Malick ci barke Seydina de maam Almahdi. di ko jaajëfal bu baax a baax Mouhamed Samb mu tey jii noonu dala doon si 12 minutes chrono secrétaire général du cadre de concertation libérale en même temps tamit nekk allié du président Macky Sall dañu waxtaan ak moom rek si li nga xamante ne jamono ji moo lëmbee àdduna jëm si jàngoroy coronavirus. di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal équipe technique yëpp bu ma ànd ak man émission Pa Omar ci wàllu caméra bi ci wàllu montage bi ci wàllu régie bi ñëpp daan jaajëfal incha allah rabi yéen jox dig daje yàggatul beneen numéro 12 minutes chrono ànd ak Leral TV Leral point net jërë ngeen jëf.